MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons à ce que chaque information soit pure. MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons à ce que chaque information soit pure. Amis téléspectateurs yu MCTV ñu ngi amaat mbégte ak contenté di leen dalal ci seen émission bu ñuy wax la grande interview defoon nañ ko daaw ren ji ñu fekkee ko ñu fas yéene koo baaxantal grande interview yi tey ji mu amaat gan gu mag gan gi ñu dalaloon fii daaw ñu fas yéene ànd ak moom ci lépp luy actualité dooree ko ci réew mi bitim réew ba ci lépp lu aju ci wàllu mission suñu ci invité boobu nag kenn dootu ko présenté ndax mu ngi wuyoo ci turu Seydi Mouhamed El Cheikh daaw ak ren daanaka il a beaucoup fait l'actualité diggante bi itam am na yu bari yi fi daal di xew ñu koy dalal Seydi Mouhamed El Cheikh Medina Cheikh TV mu ngi lay nuyu. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasiri alhaq bilhaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim monsieur Adama Ndione maa ngi lay delluwaat nuyu bu baax di nuyu aussi sa équipe di Medina Cheikh TV yëpp ak ñi nga xam ne yëpp ànd nga ak ñoom ñu di la jàppale ci émission bi macha allah. Seydi Mouhamed El Cheikh wolof dafa wax bay ci sa weewu tànk tax ñu bëgg commencer actualité bi fii ci mim réew kenn mënul wax li xew jamono ji te waxul ci taw yu bari yu nemmeeku fan yi taw yooyu nag am na conséquences yu mu am ay nit faatu nañ fi wàññi nañ ci li ëpp juróom-benn ay kër yu bari daal di inondé ñu déclenché ci wàllu yoroonu réew mi ay plan ngir rek mën leen taxawu sinistré yi mën a fexe itam ba dégâts yooyu mu daal di am ak jeexital yi ñu mën koo ŋànk éviter ko situation boobu Sénégal di dund jamono ji naka nga ko jàngate waaw ni ma ko jàngatee mooy jullit boo xam ni dafa am yaakaar ci boroomam te yàlla wax ni ad'uuni astajib lakum li muy ñaan mooy nawet bu barkeel su ko defee nag nawet bu barkeel ñaan bi nga koy ñaan na nga xam ni noonu la organisation ba di doxe su taw ba wàccee mën naa ni la ca ëpp ci boroom bi nga xam ni moom nga ñaan taw ca lay dellu waaye foog naa ni am na ay matukaay yoo xam ni képp koo xam ni yaa ngi diriger réew war nga ko mën a jël waxuñu ni booy diriger réew rek na nga fexe ba inondation bu mu am inondation boo seetloo du ci Sénégal rek la am rawatina ci jamono yi nga xam ni mi ngi ci Afrique de l'Ouest te aussi yàgg nañu ko gis ci yeneen continent yoo xam ni sax duñu continent africain nga gis ko comme aux États-Unis d'Amérique gis ko Amérique gis ko Asie kon inondation yàgg na di am ci continent yi yàgg na di am ci réew mi moo tax waxuñu ni rek boo nekkee njiitu réew inondation bu mu am mais dañu ni gouverner c'est prévoir donc na nga fexe ba jël les devants ba nga xam ni tey ji su inondation amee peut-être dina am benn plan d'assainissement bu ñu teg boo xam ni ndox mi ni mu mel tey comme nañ koy gisee ca Kër Massar xëy na am na matukaay yoo xam ni suñu ko jëloon ndox mi dana bare waaye du mel noonu mu mel loolu nag kenn mënu ko lu dul ñi nga xam ni ñoom ñooy jiite parce que ñiy jiite ñoo war a prévoir plan d'assainissement boo xam ni tey jii lu taw bi bare ndox mi dinañ ko mën a évacuer mu dem ca dex ga wala mu dem ca géej ga wala mu dem ca feneen foo xam ni peut-être su fa nekkee du indi lu bare ci loo xam ni ay dégâts la ñu koy tuddee kon nag mën nañ ni situation bi nga xam ni gis nañu ko actuellement ci Sénégal concernant inondation yi li ñuy def rek mooy di ñaan yàlla woyofal ko ci kaw ñi nga xam ni inondation bi dal na leen waaye aussi ñu fexe
ba beneen yoon lu mel noonu dootul amati loolu nag li koy indi mooy ñu xool nan la ñuy organiser ba nga xam ni ndox mi ni muy taxawee ci benn béréb parce que am na béréb yoo xam ne ndox mi dina fa taxaw at du fa jóge ñu fexe ba béréb yooyu ndox mi di taxaw wala ndox mi def ko jaarukaayam wala ndox mi di fa des bay nangu ay kër jàmbur ñu fexe ba xool daal nan la ci gouvernement bi di taxawee ba organiser ko ak benn plan d'assainissement boo xam ni loolu dal ñu ci at mii xëy na yàlla mën na dogal mu bañati nu dal ci yeneen at yu nu jëm léegi nag concernant ñi ci ñàkk seen bakkan li ñuy def rek mooy ñaanal leen yàlla jàppale leen ba nga xam ni fii ñu jóge bu ñu demee fële ca barzaq foofu moo leen di gënal parce que ni ma koy waxee rek jullit amul lu dul dara xew mu dellu ci yàlla daal di koy ñaan mais dellu boobu ak ñaan boobu yëpp nag du tee ñu taxaw temm nag daal di jël suñu ay mesures yoo xam ni dana tax ba ñu créer ay plan d'assainissement yoo xam ni ndox mi mën na ca jaare ba bu beneen yoonee lii nu gis ci ay dégâts ak li mu def actuellement mu bañati def lu ni mel macha allah. ok ñu lay jaajëfal ci question boobu. ñaareelu laaj bi ba tey ci li yitteel mim réew. mooy wàllu violence bi. ñu nemmeeku ne fan yi daal bari na. ba jéggi dayoo. non seulement bari na mais anam bi ñu koy defee léeg-léeg dafay ñaaw ci façon boo xam ne mii ni ñu ko woon. tey jii mu dem sax ba mu ànd ak benn jikko yu yàqu yoo xam ne boo tëjoo sa néeg sax yéeg ni jikko yaa ngi yàqu. situation boobu ci réew mi ngay dund boo ko doon jàngat tey jii loolu wax. situation boobu li ñu koy jàngate mooy benn mooy responsabilité bi yëpp dañu ko partagé entre parents yi entre ñi nga xam ni ñoo war a yore sécurité réew mi ak ñi nga xam ni ñëpp aussi bis bu nekk ñu tenir discours boo xam ni xëy na ni ñu yare woon ci wàllu teggin léegi discours yi demeetul noonu ci teggin bi mu war a àndal parce que gis nga bu ñu waxee wàllu violence xel yëpp li muy njëkk dem ci mooy ay ndaw waaw xam nga bu ñu nee wàllu violence nit a ngi xalaat ku yàlla dénk kàttan nit a ngi xalaat peut-être ku yàlla dénk benn matukaay bi wala benn doole bi tey bu ñu demee ba violence bi toll fii ci Sénégal taxawaay bi ñu war a am benn mooy ñu fexe ba sécurité publique bi matukaay yi ñu ci war a jël yépp ñu gën ko jël ba nga xam ni kenn ku nekk boo nekkee sa kër di nga am sax lu ñoo tuddee minimum ci wàllu sécurité parce que xam nga ci violence boobu ngay wax am na ñoo xam ni ci kër jàmbur la ñu fekk nit ki sàcc alalam faat bakkanam responsabilité boobu état bi am na ci wàll parce que donte état bi sax mënul jël benn gendarme bu nekk wala benn policier bu nekk mu tekk ci benn buntu kër waaye am na organisation ak ay patrouille yoo xam ni suñ ko doon def ci yenn waxtu yi ci guddi gi patrouille yi bare dina dem ba toll foo xam ni xëy na kenn ku doon bëgg def yenn yi da nga am loo ragal tuuti kon kooku seen wàll la beneen bi aussi mooy parents yi war nañu xoolaat njaboot gi ñu am ñu xoolaat njaboot gi gëstu ci lan la njaboot gi nekk jéem leen yaraat jéem leen delloosi ci suñu wàllu culture ak suñu wàllu philosophie parce que ñëpp xam nañ ni philosophie bi suñu mag ñi bàyyeenu te nu di ko dund actuellement bokkul ak bi nga xam ni tey jii ñi nu am ñun ñoom ñi ngi ciy roy exemple mooy suñu waxee mag bi par exemple yar na njaboot gi ba ni leen di leen doxalee nii yéen ak seen dëkkandoo yéen ak ki ngeen di jëflanteel ci wàllu dund tey jii jeunesse bi ñu ci bari ñi ngi seeti di roy ñeneen ñoo xam ni peut-être ñoom seen philosophie bokkul ak bu mag ñi xëy na ñoom bu leen nit amee les bor buñ koy régler bu ne ñuy yóbbu seen kalachnikov dem ci moom ni ko fay ñu su leen fayul nu tiire fa yu mel noonu buñ duggee ci kër duñu fëgg dañuy dajji buntu kër ga wax lu leen neex génn kon yar boobu tey jii mën nañ ni boo gisee muy manqué li ci ëpp tey internet beeg nga xam ni ku toog sa néeg connecté di gis lu nekk ci àdduna xëy na bokk na ci li influencé xalaatin bi nga xam ni tey jii bare na ñi nga xam ni am nañ ko ci réew mi kooku benn wàll la beneen wàll bi aussi nag dañ ciy delloo si li nga xam ni yàgg naa ko wax bu yàgg ni bare na lu nit di def tey jii ci wàllu violence nga defe ni moo ko tey fekk na am na leneen lu nekk ca gannaaw lu mel ni affaire yi bi nu duggee ci réewum Sénégal yàgg na ñu ngi fi créer ay dégâts yoo xam ni kenn mënu ko natt indi nañu fi musiba yu ëpp yoo xam ni tey jii ñu bari seen bët mi ngi ciy tegu nii waaye duñu xam le pourquoi yu mel ni accident yi yu mel ni nga jékki saa gis nit mu dóor doomam ba doom ja jaare ca faatu jékki saa nga gis nit ci lu tuuti mu jël paaka jam nit
mais yooyu yëpp bu ñu jàpp rek ni peut-être xëy na nit ki yaradi ko wala nit ki mooy doxale noonu am na leneen loo xam ne aussi mi nga ca gannaaw te loolu mystique yi ñoo ko mën a xam muy afaarit yi dañuy dugg ci biir nit ñi di réagir ci ñoom parce que boo seetloo rek ni organisation yi di doxee ci wàllu violence yi ngay gis actuellement nii ak ni muy demee di nga xam ne am na loo xam ne nit ku yàlla dénk xel rek doo capable def lu mel noonu. kon soo ko defee rek am na la pourquoi. waaw léegi boo ji doon proposer benn solution ci loolu lan lay doon. bu ma doon proposer solution mooy damay wax ni nañu delluwaat ci source alquran surtout ci ayatul kursi kenn ku nekk tey war na fexe ba jàng ka di ko jàngal njabootam. kenn ku nekk war na fexe tey ba sa njaboot mokkal ko waaye kenn ku nekk war na fexe ba bis bu xëy mu am dog boo xam ni dana ko ciy def di ñaan yàlla karange mais aussi di ñaanal njabootam karange parce que aussi nag bu nu tolloo foofu mën nañ ni lu nu mën dimbali lenn rek la mooy delluwaat ci alquran te ayatul kursi mi ngi fi pour lool. d'accord Seydi Mouhamed El Cheikh ñu seq jéego. dem ba bitim réew. du ñu sore nag ndax réew yi ñu gën a jege lañ koy dooree muy Mali. Mali gis nañu fa la fa xew. mooy askan wa jóg jaamarloo ak seen njiitu réew mu dem ba sës armée bi ñëw récupérer pouvoir bi mu nekk loo xam ne bari na commentaire li tax nag mu suscité intérêt mooy li ñu miinu benn nit bu yëngu ci wàllu diine di imam Mahmoud Dicko mu jiite woon mouvement boobu nga xam ne ndaw yëpp dañoo topp ci ginnaawam waaye ci mujjantal gi nag militaires yi ñoo jël pouvoir bi similitude yooyu ñuy faral di nemmeeku ci réewu l'Afrique yi jël exemple bu Mali naka nga koy jàngate xam nga bu ñu xoolee kaawu Mali li ci jiitu mooy imam Dicko d'accord religieux la waaye nag nañu xam ni booy jiite nit ñi aussi ci jàkka yi di leen jiite ci jumaa yi war nga mën a am kàddu ci ni politique bi di doxe aussi ca réew ma nga nekk waaw su fekkente ni dirigeant bu ko mot nga te bëgg nga sa réew kon moom xëy na mën nañ ni posture am ci fànn googu rek lañ ko mën a àttee mooy ñamuy jiite daal xëy na gis na ni bare na lu nekk ci réew ma te bokk ci li nga xam ni daf koy gàllankoor génn na ànd ak ña nga xam ni ñoom la war a àndal revendiquer ko aussi ba pare tamit def manifestation am pacifiquement d'après ni ñu ko gisee ca nam ko waroon a defee waaye bu ñu waxee rek réewu Afrique yi parce que xam nga bu ñu nee Mali ni Sénégal ndax boo seetloo benn population la ñun sunu mbokk yaa nga Mali ñii ña nga Guinée ñii ñi ngi Gambie ñii ña nga Mauritanie kon Sénégal ak mbooloom ñi ko wër ñëpp dañuy jàpp ni ay dëkkandoo ñoo fi nekk ay mbokk ñoo fi nekk kon bu ñu nee Sénégal rek dañuy wax Mali li ñu gis nag mooy su fekkente ni population dañu jóg ñu dem ca urne ya daal di jël seen carte d'électeur tànn benn nit fekk programme am doy leen ñu wóolu ko ba noppi voteel ko ba mu nekk président war na bàyyi xel ci yan anam la ñu ko voteele waaw war na bàyyi xel aussi confiance bi nga xam ni peuple bi am na ko ci moom defe naa ni loolu bu ku nekk toogoon ci njiit yu nu am Afrique mu toog jàngat ka ba pare nangu ko problème yi ñuy dund yëpp foog naa ni du ko dund parce que démocratie bu ñu sañoon benn militaire du xëy jóge ci caserne yi ñëw di nangu pouvoir bi ci loxo civil yi ci démocratie bu ñu sañoon loolu du am waaye nag lenn lu am lu nekk rek boo gëstoo ba ci biir am na ay paramètres yoo xam ni ñooy waral lu mel noonu léegi nag liy waral lu mel noonu te muy faral di dal sunu réew yi nga xam ni ñoom la ñu seqal ay frontières rawatina réew yi nga xam ni réew Afrique la ñu xàmmee leen ca kenn ku ca nekk war na ci jël matukaayam ba lu mel noonu daal bañ a nekk loo xam ni dafay continuer ci Afrique. ndax d'accord nga ci ñi nga xam ne dañuy wax ne imam wala ki ñuy dund ci wàllu spirituel nañu yem ci basang yi bàyyi ñu war a jiite réew yi ñu jiite réew. waa xam nga ñu bare dafa fekk na dañu leen jàngalul lan mooy imam xamuñu aussi luy imam parce que ñun pratiquement imam rek mooy ki nga xam ni dañu ko jëli tey yóbbu ko ci jàkka ji ni ko kaay jiite julli ji mu jiite julli ji pour ñoom balaa jiitee ti jullee war a ti jot mais imam dafa am droit woo imam dafa war a revendiquer li nga xam ni njëriñ la ci ñi nga xam ni ñoom lay jiite ci jàkka ji mais imam aussi dafa am kàddoom ci diine mais am kàddoom aussi ci réew mi mu dëkk ni muy doxe kon loolu kenn mënu ko xañ imam su fekkente ne nag dañu ko tënk ci imaamu aada rek maanaam kaay jiite julli balaa ngay waxati jullee jotati loolu vraiment ki koy wax wala ki koy foog peut-être xëy na dafa xamul rôlu imam waaye imam moom war na dugg ci li nga xam ni lépp loo xam ni dafay jëmale société bi kanam imam war na ci dugal ay loxo. beneen coow Seydi Mouhamed El Cheikh ba tey ci wàllu l'Afrique mooy mbirum élection ak ndax diw
am na sañ-sañ def ko wala amu ko maanaam yu ci mel ni ndax président ba am ñaari mandat am na droit def ñaar wala ñetti mandat souvent nag buñ koy gis day fekk constitution ñu soppi ko ba mu may leen ko ñu gis kaa bi xew Côte d'Ivoire bu yàggul dara ak seen président bi nga xam ne dafa bëgg wuutu boppam di Ouattara am ñu mu doon concurrencel ñooñu itam ñu kale leen jamono ji nag mu indi coow bu bari foofu ndax ñi jàpp ne Laurent Gbagbo ak Guillaume Soro ñi nga xam ne dañ leen kale waroon nañ mën a bokk ñu ci bari ñu ngi sàkku processus électoral bi ñu dakkal ko donc coow am na fa ñu gëstuwaat feneen Guinée ñu gisaat li ñu mel ak Alpha Condé manifester yi commencé war na présenté wu warul présenté war ñu njort ko itam Sénégal ndax ñu ngi koy rumandaat mbir yooyu nga xam ne dafay faral te bu ñuy nemmeeku rek daanaka l'Afrique lay faral di dellu si yow ban gis-gis nga ci am waaw jàngat bi ma ci am mooy rek ñu def benn analyse boo xam ni peut-être mooy ci situation yooyu ñu njortu ko Sénégal ñun duñu faral di njort ñun dañuy faral yàlla di ñu yëgal liy ñëw ñu di ko xam na muy doxee moo tax am na ci débat yoo xam ni li ci ëpp sax duñ ci dugg di wax wala di ci dugg di naan nangam ak nangam te fekk na yàlla dogal na jotagul li ma ci xam daal mooy ni muy doxe muy suñu jëlee nit fal la nga jiite réew le président de la République c'est le gardien de la Constitution su ñu nee yow yaay le gardien de la Constitution boo ñëwee pour man Constitution bi lu koy dooleel nga war a def waaye paaka loo xam ni day dem peut-être ba kenn dootul mënati ràññee texte yi dëgg-dëgg lan la léegi nag soo fekkee Constitution bi moom mu bind ni 2 mandats defal 2 mandats yam ci parce que yaay le gardien de la Constitution soo fekkee Constitution bi ñu bind ko ndax Constitution bi xam nga ñi ko bind ay borom xel lañu ñu ko bind aussi xëyuñu suba rek daal di xool benn këyit di ci bind dafa nekk loo xam ni ci réew dafay doon lu sacré kenn ku nekk boo ñëwee ci réew mi yow lii sa warugar comme ni ñu koy waxee le président c'est le gardien de la Constitution da nga war a fexe ba respecter Constitution bi na muy doxe na nga ko fekkee boo fay jógee aussi nga fexe ba bàyyee ko noonu mais gis nga problème yu bari ci Afrique lu mel noonu moo koy jur à chaque fois ñu woote benn référendum changer constitution à chaque fois ñu woote nit ñi ñëw leen nii ñu xool pour man chef d'État li nga war a njëkk bàyyi xel du sa intérêt bopp mooy sa intérêt population sa population ci yan anam nga mën fexe ba nu am stabilité parce que moo jiitu nan nga mën a fexe ba sa population mën a dund seen économie dox nan nga fexe ba sa population am sécurité gis nga yooyu defe naa ku ciy xalaat te amu ci moom benn intérêt lépp intérêt population am la foog naa ni dana tal leneen lu dul di xool moom ndax 2 mandats wala 3 mandats parce que jiite responsabilité la moo tax booy jiite na mu waree gis nga booy jiite na mu waree responsabilité bi yàlla teg sa ndodd yëpp nga jiite lu mel na réew gis nga booy jiite na mu waree la ngay njëkk tal yow mooy nan ngay fexee ba doxale li nga war a doxal yëpp joxe mbir yi jóge fi si jàmm dem sa yoon waaw mais doo nekkaat mukk di xalaat naan yaa ngi yuutuwaat leneen loo xam ne xëy na bu dikkee dafay jur coow wala dafay jur ay musiba wala dafay jur loo xam ni kenn souhaité wu ko kon kenn ku nekk daal li tax nu fal la na nga fexe ba nga respecté loolu waaye na nga fexe ba constitution bi nga xam ni ñu ko bind ay borom xel lañu ay borom xam-xam lañu nga bañ fexe di ko changer te fekk na boo koy changer sa intérêt personnel moom moo la yëkkati man daal jàpp naa ni chef d'État yëpp surtout ñu nekk Afrique suñu bàyyee xel responsabilité bi leen yàlla dénk muy la nga xam ni warloo nañ ko ak seen population defe naa ni seen yitte bu mujj mooy di tal naan yaa ngi xool nan nga fi toogeewaat ak nan ngay changer waat constitution ak leneen waaye kenn ku nekk rek dana xool lan mooy doxal économie réewam ba tey fu nu dégg réew yu mag yi ñu mën fa dégg Afrique. d'accord ñu jéegaan ni l'Afrique ci dem ci yeneen réew. Makka. foofu am lu ñu miinul loo xam ne am na fa mooy ren ji tijjuwul frontière am aj Makka du mu toll yëpp amul déplacement ren kenn demul pour def aj bi li ko waral ñëpp xam nañu ko mooy crise sanitaire internationale bi nga xam ne moo am constat bi nag mooy mu ngi am gannaaw ba yow ba nga déplacé woo te yow nga waxoon ko dem ba Makka def sax farata xaj ba nga ca noppee itam annoncé secret mystique ba nga waroon defi essence mystique bi def nga ko une année après ñu gis Makka tëj ñaari réalité ak yooyu lan la waaw li ñuy njëkk def mooy sant yàlla bi mu nu mayee nu dem ci année boo xam ni ña bëggoon dem aji yëpp dem nañu
te amuñu benn problème amuñu benn restriction ñu jóge fa dellu si ñu ñëw 2020 yàlla dogal crise sanitaire am crise sanitaire nag foog naa ni du lu xam ni nit ki daf koy sàkku du lu nit di créer lu borom bi di toog ba yàgg xool jamono na muy doxee la ak yenn réalité ya nga xam ni xëy na gis na ni àndul ak bëgg-bëggam moom borom bi mu xool la ko neex mu indi ko comme natt lu mel noonu la indi foog naa ni kon aussi màkk suñu tëjee seen frontière donte sax xaj bi xëy na am na minorité bu ñu bàyyi woon rek wax ni dinañ ko def mais suñu tëjee seen frontière je pense que tëjuñu ko rek ndax daf leen neex ndax ñëpp xam nañu xaj bi li muy dugal ci ay milliards kon dañu ko tëj parce que xëy na amuñu woon le choix xamoon nañ ni aussi li waroon ñëw yëpp mënuñu leen gérer mais yooyu benn bu ca nekk boo dellusee ci li yonent bi indi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu indi ci wàllu prophétie li mu jot a junji di nga ci jàngat ni crise yi ñuy dund yëpp yonent bi waxoon na ko xëy na nag yonent bi dina wax dara mais nit ñi duñ ci bàyyi xel ba crise bi jot su crise ba jotee nag kenn ku nekk di demander fan la jëm mais crise yi ñuy dund yëpp yonent bi jàngale woon na ko kenn ku nekk nag lan la war a xool mooy nan la ñuy def ba génn ci crise bi parce que crise bi am na ba noppi nan la ñuy def ba génn ci crise bi tey loolu moo war a doon question kenn ku nekk koo xam ne yaa ngi dund ci àdduna léegi nag li nga xamee ni am na màkk nga gis tey jullit yu waroon dem xaj 2020 demuñu yàlla moo ko dogale noonu fànn la boo xam ni yàlla moo koy dogale noonu waaye fànn boobu yàlla di dogal yàlla lu mu dogal lu nekk am na lu mu namm moo tax mu indi dogal bu ni mel léegi nag yàlla la mu ca namm soo doxee tuuti da nga ca teg sa bët incha allah. waaw ñuy delluwaat. ba tey desaat ak àdduna bi. ci say jàngale. da ñuy jàngal ne Imam al Mahdi. nit ku ñuul lay doon te Afrique de l'Ouest lay génne. ñu nemmeeku ci jamono yi ñu wees. te yaa ngi ko aj sax ci jàngale yonent bi. ak yenn ci ay nitu yàlla yi ci mel ni Seydina Cheikh. ñoom ñëpp ñu wax ci. gannaaw illustration yooyu. ñu ne axiru zaman lay ñëw. naatable wu ñu ne nag ci axiru zaman la ñu nekk. ñu gis ci àdduna bi États-Unis rawatina. ay mouvement jóg. ay nit ñu ñuul ñiy sàkku ngir. ñu réhabiliter deru nit ku ñuul. li ko waral mooy événement yi ci xew ak toroxal yi ñu leen di toroxal. bi ñu ko defee mu am vague. à travers le monde ñu ci bëri du soutenir thèse boobu. ñuy laaj ndax dafa am corrélation. ak ñëwu. nit ku ñuul kooku ñuy wax Afrique de l'Ouest lay génnee di Imam al Mahdi laaj boobu ñuy laaj ne nañu delloo nit ku ñuul dignité. waaw xam nga bu ñu xoolee ci kaw États-Unis d'Amérique moom dañuy wax ni ci histoire lu mel noonu yàgg na fa boo jëlee ko mel ni Martin Luther King xeex na ci ba tàyyi borom I have a dream waaw nga xam ni mooy j'ai fait un rêve moom moo daan wax l'homme épris de justice n'a point de place dans un monde injuste. Martin Luther King gis nga lim ci xeex. gis nga ni ñu ko assassiné kon problème boobu am aux États-Unis ñii delloo ko ci wàllu racisme ñii ni noonu lu racisme xëy na nii la demee nangam la demee kon loolu du tey loolu yàgg na xëy na nag dañuy dox muy gën di ñu maanaam ñu dem ba defe ni jeex na à chaque fois ñu di ko gis boo indee organisation boobu delloo si ko ci wàllu Imam al Mahdi xam nga Imam al Mahdi soo demee ci comme ni ñuy faral di waxee. man toujours bu may indi mission Imam al Mahdi dafa am benn mbir mu nekk ci man benn mbokk daf ma ko mës a wax ni ma boo gisee am ñu dul d'accord ak yow mooy ci say discours bari woo ñoo arrangé ma ni ka nag da nga juum parce que man ñëwuma pour arranger kenn dama ñëw pour dox sama mission def sama discours waaw kon ñëwuma pour naan bu may wax naa jéem a arranger diw wala arranger diw non loolu ku ko bëgg ci Sénégal sax je pense que doo wax lu sotti waaw parce que boo waxee lii dana arranger ñii du arranger ñel du arranger ñel li ñu ma xamewul rek mooy tooñ moom du ma ko def parce que bokkul ci sama yitte waaye bu ñu ñëwee ci cadre Imam al Mahdi li ma ci wax dafa leer naa ñi ni midi dama ni man bu may basé wu Imam al Mahdi wax naa la chiite yi wax nañ ci sunnite yi wax nañ ci tey boo demee ci wahabi bi yoona yi am na ñoom nu nu ko gisee soo demee ci salafiste yi ñu ni la nangam boot koo dem ci moom am na nu mu koy dégg sufi yi sax ñi nga xam ne bokkuñu ci tarixa tijaniya te di sufi am nañu ci seen wax mais man dama ni su ma ci basé wu ci waxu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif lay basé wu waaw missionnaire am laa ci waxam lay basé wu ci xaqul yaqin te mu ni Imam al Mahdi ci xadaraam lay bokk ci xadara tijaniya waaw te defe naa it loolu ma ci wax xëy na sax explication rek ma ci dugal mais nekkul loo xam ni lu may jéem a di natableeg demee na ni dem lu ma am xaqul yaqin la ci mission
ci début mission bi 2022 fin wu mission bi 2075 je pense que nag suñu demee ba léegi toll fii gis Amérique ak noir yeeg nu mu mel ak rassemblement yi tey ak statut sax yi nga xam ni fàtte nga ko gis nga commencé nañu di dindi daaneel yenn statut yi nga xam ne niñ leen xamee woon xëy na nekkuñu woon ñoo xam ne encouragé woon nañu cause bi nga xam ni noir yi doon nañ ko fa def yooyu yëpp dama naan yàlla dafa am rek lu muy wane waaw dama naan yàlla dafa am lu muy wane parce que yàlla la muy prédire ci alquran mooy ñi nga xam ni daan nañu leen massacrer daan nañu leen wàcce daan nañu leen toroxal daan nañu leen suufeel yàlla ci honnêteté dana dem ba jamono mu def ñooñu ñu doon suuf léegi nag yàlla bu bëggee organiser benn système il faut mu indi désorganisation ba kenn dootul xam fa mu jëm muy soogay organiser loolu ci ay principe am la bokk. d'accord beneen bi Seydi Mouhamed El Cheikh en 2018 dañu avertiroon ci catastrophe mondiale bi nga xam ne moo am muy crise sanitaire bi comme niñ ko junjee mu dem ba jamono crise bi dugg ñu gis ne daal am na ñu dem ci jaaxle ci crise bi ba dellu siwaat ci enseignement ak yenn ci ay prières ñaan yi nga joxe woon ñoom ñu koy jëfee te xamuñu ne sax ci yow la jóge monte avertiroon nga peuple bi jox leen lii tax ñu mën cee mucc te dafa mel ni écho bi nga ci am wala retour bi nekkul woon lu ñu doon xaar ndax da nga doon jéem a sauver tey jii boo doon interpréter sa relation ak peuple sénégalais bi boobu nga xam ne da ngay prédire yëf jot ñu waroon cee jëriñu mais finalement mu indi leen loraange ban message nga leen di wax waa message bi may njëkk wax mooy ni ñu koy waxee rek sénégalais la Sénégal laa juddoo fii laa yaroo fii laa commencé di màgg ndax màgg moom mag ñi nee nañu su demee ba jeex rek màggati ci topp te yàlla dogal na xëy na demaguñu bay màggat fii laa ñaan yàlla dëkk kon xam naa réew mi waaw xam naa réew mi xam naa ñi fi jiitu woon li nu daj ci réew mi waaw xam naa it ñi fi yéene woon nit ñi ñu baax lanu leen ca mujj fayee ca seen yéene ba loolu yëpp xam naa ko ndax jàng naa ko ci mag ñi kon aussi loolu man mënuma épargner waaw man loolu mënuma épargner boo defee discours xëy na nit ñi dinañ ko gise nii ñee gise ko ne li ma ci xam mooy sul ma doon déglu du nu dugg mukk ci kàmb parce que luy ñëw wax naa leen ko ba ma leen ko waxee 2018 wax nañ ca lu ne ban ca waxee lu ne ba mu ñëwee def nañu ñaan ya dem nañu sax bay envoyé ñaan ya ñoo xam ni fii lañu bokk ndax am na sax ñu dem ba xamuñu dëgg-dëgg sax fu ñaan yi jóge fu nekk joxe nañ ko fa kon dama jàpp ni xëy na loolu dabaatal la mais nun loolu dérangé wu na xam nga nun lépp loo xam ne gis nañ ko muy ñëw ci àdduna ñu am ci ndigalal Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani dinañ ko wax ku ko jëfe nga xam ni jëf nga ko ku ko jëful aussi ñu wax ko lu mel noonu laa def ci déclaration yooyu ma defoon 2018 bi mu ñëwee aussi am nañu dabaatal def ko waaye daal la ca am solo mooy mbooloom la ma leen ca waxoon teg nañ ci bët defe naa ni nag ki nga xam ni lu mu la wax nga teg ci bët beneen yoon bu lay waxati na nga déglu seulement nag ñu am na sax ñuy bëgg déglu waaye xam nga lu tax du nu nangu dégg mooy aada daf ñu gañe bu nit waxee pour nga xool li mu wax nga jëriñoo ko loolooy sa farata mais déedéet xam nga looy njëkk laaj fu mu bokk waaw fan la bokk waaw ban sëriñ la àndal waaw kan moo ko jur fu mu jóge yow léegi loolu ngay laaj fi mu bokk intéressé wul yàlla ban sëriñ la àndal loolu intéressé wul yàlla kan moo ko jur intéressé wul yàlla xam nga yàlla li ko intéressé mooy li ngay wax yiw la naka julli di jëfandikoo bu dee safaan la noppil denc ko loolu moo intéressé yàlla moo tax mu ni yaa ayyuhal lazina amanu lima taquluuna ma la tafaaluun waaw yàlla li ko intéressé mooy li ngay wax yiw la naka jullit yi jëriñoo nga njëkk ci yow li ngay wax safaan la noppil denc ko bañ ko génn ci penc mi mais li ci des yëpp aada la intéressé malheureusement nag nun dañu nekk ci réewum aada boo xam ne bu nit waxee yiw au lieu que nga xool ni lii dana la jëriñ la ngay njëkk laaj mooy fan la bokk ku ko jur ci ban kilifa la wéeru loo ca gis lu dëppoowul ak yow fa nga wéeru rek nga ni noo loolu duma ko def waaye léegi su fekkee loolu doo ko def léegi bu ñëwee nooy def loolu mooy laaj bi li mu wax soo ko dul def li mu wax su dikkee léegi nan ngay def moo tax gis nga yàlla moom nit ñi yàlla moom nit ñi yàlla mooy waxloo nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Muhammad mooy référence su nit ñi bu dee ci tarixa tijani Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani mooy fondateur bi
mooy maître spirituel bu mag bi ñi ci des ñëpp dañuy topp ca gannaawam mu jox leen cër ñu ànd ak moom di liggéey kon nanu fexe ba bu nit dee waxati ñu xool la muy wax ndax ma ngi lay jëriñ nga def bu la jëriñul nga noppi maandu te bàyyi kaag wax loolu laa ci gis. ñu jeexal actualité internationale bi ak li nga xam ne mooy xar kanamu àdduna bi. li ñu nemmeeku mooy jamono ji crise boobu nga junj ak li ñu ci wax yëpp. gis nañ ne première puissance mondiale sax laal na ko. économiquement. bi ci des mooy réew yi toppoon ci ñoom ñu mën leen jàppee ay locomotive économique yi ci mën di Chine faf sax feebar bi fa la bàyyeekoo. ñu gisaat leneen mooy réewu jullit yi. di collaborer ak lëkkaloo ci wàllu intérêt. ak réew yi ci mel ni Israël wala yeneen occidentaux yoo xam ne daanaka fu ñu mën a faagaagalee diine rek dañ koy def. situation boobu xar kanamu àdduna boobu lu mu lay jox. waaw jamono ji moom àdduna suñ ko doon bëgg jox xar kanam dañuy wax ni àdduna actuellement xar kanam bu compliqué la abe boo xam ni kenn mënul situer lii fii la war a nekk wala lee fee la war a nekk désorganisation totale aussi moo am xam nga yaa ngi wax réewu jullit yi nga xam ni da nga leen di gis ñuy lëkkaloo ak ñi nga xam ni ñëpp xam nañ ni ay noonu jullit yi lañ nga ni am na réewu jullit yuy lëkkaloo ak ñoom mais xam nga réewu jullit suñ ko waxee rek mënuñu wax ni ki ko jiite forcément rek esprit bi jullit yi am moom la amee waaw kon réewu jullit aussi yàlla mën na leen nattoo benn nit koo xam ni danay œuvrer te du nekk intérêt jullit yi waaw malheureusement nag mën nañ ni yàlla loolu nattoo na ko réewu jullit yu bari actuellement ba léeg-léeg nga dégg ay protocole yoo xam ni bu ñu ko signé ak yenn réew yi wala ay accord yoo xam ni suñu ci d'accordé ñu ni réew nangam ak sàngam d'accord nañ ci da ngay demander nan la réewu jullit mën a d'accordé ci lii waaye fekk na soo leen jugé tooñ réewu jullit ba ndax li ci ëpp parfois yàlla nattoo na leen njiit boo xam ni moom œuvré wul pour intérêt jullit yi mais peut-être intérêt personnel am moo tax muy œuvré kon loolu da nga koy gis actuellement ci politique bi nga xam ni am na ci àdduna beeg na muy doxe ak xar kanam bi beneen bi aussi mooy grande puissance bu mu mënta doon grande puissance bu mu mënta doon doole yàlla tolloowul ak benn waaw kàttanu yàlla tolloowul ak benn kàttan te aussi defe naa fu àdduna toll dama koy wax mbokk yi rek ma ni leen ki toogoon 2017 wala 2018 wala même 2019 mu dajale ay nit ci penc wax ak ñoom ni leen 2024 dana am benn feebar boo xam ni dana ñëw benn virus boo xam ni maanaam dina sonal àdduna bi yëpp ba ñu bare annuler seen vol ñi confiné wu ñi daal di tëj seen frontière économie bi di daanu te kenn du ñeme di doxal économie bi ak ànd ak nit ñi parce que da nga naan rassemblement yi wóorul ku leen ko waxoon ni loolu dana jaaxal àdduna bi jaaxal ay puissance yu mel ni ay Amérique ay Chine yu mel ni ay Japon yu mel ni tey ay Israël ak yu mel ni ñoom loolu ku ko waxoon nit ñi dañ lay ree ni wéruloo parce que dañ naan la actuellement fu nit ñi toll ak fu puissance yooyu toll ci wàllu doole nga ni benn virus rek dana leen tax tey jii kenn ñu tëj seen réew benn nit dootul génn kenn dootul dugg seen économie di daanu te mënuñu ci dara dañ lay reetaan mais gis nga réalité boobu pourtant ñëw na réalité boobu ñëw na ci 2020 kon loolu li muy wane mooy li may wax rek yàlla mooy wane dooleem yàlla mooy wane dooleem la mag ñi daan faral di wax mag ñi daan wax ni yàlla paaka la kenn du ko jiitu ci mbar yàlla mooy wane dooleem yàlla day wane ni ak doole lu mu bare puissance yi lu ñu téye seen économie lu ñu jàpp ni ñoom tey jii dara mënu leen ébranler mën naa indi benn virus bu ndaw mu ébranler leen walillahi junudu samawati wal ard waaw parce que yàlla amul lu mu amul ci ñoo xam ne ay soldatam la ñuy taxaw uniquement mu wax leen rek ñu exécuter ordre te ñooñu bu ñuy exécuter ordre yàlla daf leen di yar ci lépp xam nga waxoon naa ko ay mbokk mooy bi ñenn ñi doon ma wax ni am na réew yu ni su tàngaay bi ñëwee virus bi dafay wàññeeku parce que xëy na sedd bee kay may ñii ni noo bu dee dëkk ndox ma ni leen gis nga xay ba niñ ko xamee su yàlla di yabal soldaawam daf koy yar ci tàngoor yar ko ci seddaay yar ko ci ndox yar ko ci taw yar ko ci ngelaw yar ko ci lépp gis nga soldat ba bu ñëwee bay exécuter mission amul benn mbir moo xam ni mën nañu ko boole tey jii ci yoonu tudde phénomène naturel yi yoo xam ni dana ñëw wala catastrophe naturelle yi ba baare loolu parce que yàlla moo ko ci yar te tey defe naa loolu ñu waxoon ñëpp ñu ni woon bu tàngaay bi ñëwee dafay wàññi gis nañ ni ba mu tàngee boo demee aux États-Unis ba mu tàngee defe naa ni dafa mel na sax ci le virus bi gën a yokk kon loolu loxo borom bi la léegi nag pour régler problème boobu nanu dellu ci borom bi parce que loxoom la mais jëme ko fan fu mu ko jëme fi ko borom bi jëme mooy li ma wax rek gis nga borom bi fi mu toll yonent bi sallallahu alayhi wa sallam prédire na ko lu dul benn du ñaar yii ñuy dund comme musiba yëpp ci axiru zaman yonent bi daan na wax ni axiru zaman musiba yi daanu bare ba ëpp niir yi ci asamaan
kon xam nga benn musiba kese du am te aussi tamit borom bi dafa bëgg samp système am système mu borom bi nag la kenn mënul xam ci yan anam la koy sampe ak ci nan la koy sampe mais gis nga bu ko bëggee samp dana désorganiser bépp système bu turam nekkul soo koy indi système buy boo xam ni turam lay doxe Seydi Mouhamed El Cheikh ñu ñëw ci fi la ñëpp di xaar mooy sa mission daaw junjoon nga fi atum 2020 mais la grande offensive spirituelle ñu tàmbale ko ak engouement bi mu am ñu dem diir ay weer yàlla def crise bi am mën nga ñu defal bilan wu grande offensive spirituelle waaw xam nga grande offensive spirituelle mën naa ni bàyyiwuma ba ñu àgg Dakar ma soog koy commencé maa ngi ko commencé fii ci Médina Cheikh le 9 décembre 2019 mooy bi ma waxee benn baat boo xam ni am na sax ñu jëloon t-shirt yi bind ci baat bi tellement que xëy na baat bi daf leen xaw a neex mooy ba ma ne woon li des léegi mooy off nopp yi on ruux yi waaw maanaam tëj nopp yi ba noppi nag tëj ji ruux yi grande offensive spirituelle xam nga ñu bare ngi defe ni xëy na engouement bi ñu gisoon à Dakar gis ko Rufisque gis ko Thiès bi ñu demee peut-être loolu mooy grande offensive spirituelle grande offensive spirituelle yitteem lépp ruux ya la su doon tey grande offensive spirituelle suñu ko décrété rek il faut nit ña toog di la déglu pour loolu mën a sotti kon dañ naan njuumte bu rëy la door bi ñuy door dama ni dañuy tëj nopp yi tëj ji ruux yi la gis nga ba léegi grande offensive spirituelle bi maa ngi koy doxal ba léegi maa ngi koy doxal tey sax laa ko gën a doxal que su ma génn man su ma tëjoo ca laa gën a mën a doxal grande offensive spirituelle que su ma génnee parce que xam nga su ma tëjoo damay connecté ak ruux yi fii ak kenn ku nekk ci juróomi continent yi nga nekk damay connecté ruux yi fii ak xayba connecté ruux yi fii ak barzak kon ba léegi maa ngi doxal grande offensive spirituelle léegi nag da ngay def micro trottoir nga dem laaj borom kurus yi ndax maa ngi wax ak ñoom wala waxuma ak ñoom ndax ñi ngi may gis wala gisuñu ma ndax maa ngi organiser conférence ak ñoom ci guddi yi wala organiser wu ma ko defal micro trottoir nga dem ci borom kurus yi nga laaj leen daañ ne la Seydi Mouhamed El Cheikh ba léegi ma ngay doxal grande offensive spirituelle mu nga kon xam naa waa MCTV du ñàkk ñu def ci benn micro trottoir wala enquête pour gën a firndeel askan wi beneen bi ba tey ci sa biir mission Seydi Mouhamed El Cheikh ngay faral di lancer ay défis damay dem def nangam nga def ko ñëwaat dañuy faral di joxe exemple ba xew fees joxewaat itam exemple bi nga xam ne def nga ko ca Makka donte bari na ay coow bi ci des mooy fi Seydi Mouhamed El Cheikh toll ban défi lay lancer waat yan mooy grande date yi nga xam ne jox na rendez-vous àdduna bi waaw xam nga li may faral di wax actuellement ñi ngi l'an 2020 defe naa ñi ngi ci mois de septembre ba léegi 2020 des na te 2020 moom grande offensive spirituelle bi rek la te wax naa la ba léegi maa ngi koy doxal ndax dama ko doxal ànd ak ñi may àndal ñuy organiser ay rassemblement ay conférence ay wasifa bi ñu demee ba crise sanitaire bi commencé état bi si boppam moo jël ay mesures interdire yenn rassemblement yi wax kenn ku nekk même su dee am nga influence war nga mën a xam ni citoyen nga war nga mën a jàpp ci xeex bi ñu bare jàpp ci xeex bi moo tax rassemblement yu bare amatul mais loolu ci mystique du côté mu continuer moom di doxal mais di doxal autrement mooy li ma la expliqué léegi ci côté boobu kon ba léegi grande offensive spirituelle bi jeexagul ndax ñu ngi 2020 li ci des muy li nga wax ni défi yi may faral di lancer mais loolu dafa bokk ci preuve yi ci mission bi xam nga bu nit ñëwee wax Sénégal bu nit ñëwee wax dara dañuy wax waa lu koy dëggal mais pour man liy dëggal nit ki su waxee mooy mu ni leen danaa def lii def ko parce que gis nga nit ku yàlla ngemb ñu naan nitu yàlla dañu ni waxam mën na guddee waaye du fanaan àll waaw mag ñi loolu lañ daan wax nee na ñu nit ku yàlla ngemb waxam mën na guddee waaye du fanaan àll mooy lu mu wax soo doxee tuuteeg lu mu yàgg-yàgg da nga ci teg sa bët kon loolu dafa bokk ay preuve ci mission bi beneen bi aussi lancer défi dafa nekk lu ma bëgg man xam nga lu tax ma bëgg ko gis nga mën dara di ko wax dafay neex ci xol waaye mën dara di ko def moo ko dàqati moo tax ngay dégg ma ni leen ñëw leen ma def nangam malheureusement rek da nga koy wax ñu commentaire débat après ñu fàtte ko
waaye balaa mu doon gën a neex su ma nee ñëw leen def nangam ñëpp ñëw ñu def ko ñëw leen ma wan leen nangam ñëpp ñëw ma wan leen ko ndax mën dara di ko wax neex na lool waaye mën dara di ko def moo ko dàqati te ñun mission bi ñu jox li ñuy dox di ko jëf Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ci barkeem daf nu ko mën loo loolu moo tax grande offensive spirituelle bi ñuy continuer ci côté ruuxaani yu ak ruux yi nga xam ni ñi ngi fexe di am ak ñoom connexion di partager ak ñoom réalité yi nga xam ni ay réalité la yuy dellu ci monde xayb noonu la ñuy continuer ba 2021 bu 2021 jotee ñu génne beneen facette bi waxoon naa ko ca Dakar dama ni 2021 li ma bëgg wane mooy ñi weddi woon ni yàlla dafa maye xam nga am na léegi ñu bare boo waxatee ñaari baat lan lay wax da ngay dégg ñu naan ah wali amatul waaw waaye bi wali di am waaw nangam ñenn ñi nga dégg ñu ni waaw ñenn ñi nga dégg ñu ni waaw yàlla mayeetul mais bu njëkk ba muy maye yàlla la mu daan maye démb tey la ko gën di maye da nga naan kay amoo sensu dajeeg nit ñi mu maye mais yàlla la mu daan maye démb tey la ko gën di maye parce que mag ñi dañu ni su dee la mu daan maye démb mayeetu ko kon c'est parce que dafa jeexal te yàlla du jeexal xëy na da nga amul sensu dajeeg ñi mu may léegi nag l'an 2021 dana am lenn rek lu néew lu tuuti loo xam ne du bare ci li yàlla may doomu aadama yi ñuy dund dana am lu ma ci dimbalee nit ñi fii ci réew mi ak ci bitim réew ci at yi nu jëm incha allah. kon da nga koy denc ba boobu. dama koy denc ba boobu ndax génnaguma ba léegi ci grande offensive spirituelle maa ngi ci xolu grande offensive spirituelle ndax maa ngi connecté gi rox yi di wax ak ñoom ñu may dégg di yónnee ma di leen dégg te boo demee ci borom kursi boo leen laajee ci xàqul yaqin dinañ la tontu. ñiy weddi dafa bari. te défi bi nga def itam dafa mag. ndax ku doon weddi di nga rus loolu du lu ndaw de. waa xam nga weddikat moom weddikat sax néew na léegi ndax bu njëkk ba la weddikat gën a bare bi weddikat yi dee taxaw ak yonent bi ci kanamu kaaba gi yonent bi di wax ñuy xool yonent bi ak leeram di xool kaaba gi di weddi pour man boobu la weddikat bare woon mais léegi weddikat yëpp presque ci bind la ñu nekk waaw weddikat yëpp maanaam dañuy toog di bind rek wala ñu lëngoog diw naan nangam ak nangam moo tax ñun vraiment kuy weddi sax nag concerné wuñu parce que ñun kuy gëm moonu concerné waaw weddi fii lañ ko fekk te itam xam nga ñu bari dañu defe ni Seydi Mouhamed El Cheikh dafa nekk kuy sonn pour nit ñi gëm ko sonn ma pour nit ñi gëm ma damay dox tranquillement sama mission di joxe ay date yi di jot may dox ci date yi di wax di jëf ñuy gis waaw mais sonn ma ci pour ku ma gëm nan ngay sonnee te kilifa di la dee ki la jox ndékki jox la añ ni la buy reer di jot ma la koy indil da nga sonn naan ah jàppale leen ma kat ndax mbaa daan reer nangam noonu doo ci sonn da ngay xaar ba reer jot mu indil la mais da ngay wax nit ñi ni leen danaa reer moo tax ñun sonnuñu ci pour nit gëm ñu weddikat yi fii lañ leen fekk nanu continuer seen weddi bu leen neexee weddi yee nañ ko continuer ba yowmal xiyam ñoom la concerné wu ma concerné wul sama compagnie xam nga man lu ma concerné li ma war a wax li ma war a jëf ba ma yëgee ni àdduna du yàgg ba yowmal xiyam nit di ma jugé ma yëg ni àdduna du yàgg ba nit jël sama dossier ci xay bu di ma àtte ma yëg ni àdduna du yàgg ba nit naan yàlla kii kat bu ko mayeti nangam na nga ko may nangam yàlla di la déggal ba ma xamee ni nit mënul loolu mënul def loolu mënul ci loolu dara ca la noppalu ndax benn baaraam laa gëm buy joxañ nga xam ne lu mu joxañ ma dem fa muy ki ma defar te muy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif benn bët laay xool lu ma xool loo ma xool muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moo gën ñëpp benn ndigal lay déglu benn ordre muy ordre borom bi keneen ku dul ci ñooñu gëm naa ni mënuloo ma yàqal dara looloo tax la ma war a wax laay wax la ma war a jëf laay jëf la ma war a def laay def boo ko gëmee baax na boo ko weddee aussi sa droit la am nga droit weddi. waaw yaa ngi joxe ay date te ñu bari ñu ngi lay fexeel am na sax ñu lay àppal. loolu loo ciy wax. waa xam nga àppal koo xam ni àppam weesu na sonal sa bopp la parce que buy fàtte ñi may àppal boobu defe naa bi ñu ma commencé dégg la dañ ma yéex a dégg sax nag ndax man ku dëkk Ndar gi xam nga ni ba ma taxawee ànd ak xadara bi ma àndal naasiril xaq bil xaq di riir may fekk ëttu aada dóor fa xaqiiqa fekk ëttu caaxaan dóor fa dëgg boobu du léegi boobu 14 ans laa am kon dañ ma yéex a dégg
léegi nag comme yéex nañ ma dégg am na ñoo xam ne bu ñu ma déggee 2016 2017 sa lan ma commencé doon appel mais bu ma juumul dafa mel ni 2019 di lan ma appaloon waaw te ñu ngi ci 2020 kon app ba weesu na waaw nanu fexe jéem a appal seen bopp ban date la ñuy fexe nekk wëliyu waaw ban date la ñuy fexe dem xadaratul ilahiya ban date la ñuy fexe ñu enregistré leen ca daayiratul ihaata ban date la ñuy fexe bu diwaanul xiraa ameetee ñu fekke ko na ñuy fexe di app loolu te bàyyi di ma appal ndax man maa ngi fi ba 2075 di dox di wax di jëf di leeral ba 2075. incha allah Seydi Mouhamed El Cheikh am na itam beneen date 2022. ngay faral di ko wax mu neex lool ñi nga àndal. nga ne di nga yëkkati loxo. nga ne c'est le moment. quel moment. waaw c'est le moment parce que mooy sama mission sama tàmbali mission. 2022 loolu feet bu rëy la boo xam ni ñëpp ñi nga xam ni bëgg nañu leer ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi xeemeem yiw ñëpp ñi nga xam ni bu nu sañoon lëndëm wàññeeku leer bare ñëpp ñi nga xam ni bëgg nañu yàlla bëgg yonenti bëgg Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani feet bu rëy la ci ñoom parce que mooy sama début mission te defe naa ni fi àdduna bi toll mais ñëpp tey ji koo laaj télévision yi boo ko tijjee internet koo déglu dañuy wax àdduna bi daal yàlla indil nu ku nu sauvé yàlla indil nu ku nu sauvé loolu rek moo ci mën dara pour régler lépp mais ma ni est-ce que yàlla bu leen indilee ku leen sauvé aussi est-ce que di ngeen nangu condition yi mu leen di sauvé est-ce que di ngeen ci ànd parce que yàlla bëggul ku tàyyal yàlla ku am volonté la bëgg te volonté bi yàlla bëgg ci jullit mi ngi dooree ci mu taxaw temm ci li neex yàlla mu di ko def li nga xam ni yàlla bëgg ko mu di ko moytu Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani soññ bi muy soññaate ci malaanu wasifa yi la bu sañoon naasiril haq bil haq day riir ñëpp di ko dégg ci àdduna yëpp tal atel haq bil haq di riir ñëpp di ko dégg ci àdduna yëpp te yooyu yëpp léegi boo xoolee bari na mouvement yoo xam ne ñi ngi dox naan nanu yàlla indil sauveur nanu yàlla indil ku nu dimbali mais bu nu sañoon ki leen di dimbali ci leer du ñëw mukk parce que xëy na am na yeneen yu ñuy def ci biir mais li ma la ci mën a jox rek comme exemple da ngay dégg nit di wax ci tarixa tijaniya nit di wax ci Mawlaaya Cheikh Ahmad Tijani di wax ci yonent bi di soññi nit ñi ci jaamu yàlla di soññi nit ñi ci malaanu wasifa mais nit ci même tarixa boobu la bokk taxaw di ko contre waaw kooku bu la nee bëgg na tarixa bi avancé war nga ko gëm nga gis nit di wax ci diine di xeex ci diine nga xam ne li muy wax yëpp kat mën nga tëjji téere yi sax dëggal ka dara du ci intérêt lépp intérêt diine yi la génnul waxu yàlla génnul waxu yonent bi nit di mbobboo diine di xeex kooku te am na sunu nga defa ni kooku bëgg na diine avancé kon gis nga fii réew mi naxante yi dafa bare dugg ci bunt bi ni feeñ ni nii laa mel ndekete ci gannaaw yaa nga mel ne neneen loolu dafa cee bare loolu yëpp nag bu ñu foog ni yàlla daf koy bàyyi rek ba yowmal xiyaam ku nekk mu situé la fam la situé donte loolu la ñëpp di xaar mais gis nga kuy dunde noonu yàlla dana la weer ci monde shahada balaa ngay dem. Seydi Mouhamed El Cheikh au-delà de 2022 yan mooy say date clé yi nga mën a joxe rendez-vous ci lii ñëw. waa xam nga date buy ñëw bu nekk rek nit ki def li muy njëkk def mooy bàyyi ci xel mu am organisation boo xam ni moom lañ ko tëralal bu date boobu jotee mu organiser salon ki nga xam ni moo koy orienté la mu ko wax ni ko na ko def ak na ko organiser ci wàllu lumière pour l'instant ñi ngi jëm 2021 pour l'instant waxi 2021 la ñuy wax su 2021 jeexee ñu soogay ñëw ci waxu 2022 su 2022 jeexee ñu soogay ñëw ci 2025 bu jeexee ñu continuer ko noonu ba 2075 lu ci nekk rek balaa jot na ma daan def ak yéen tàmmal leen ko lay def ak yéen mooy danaa toog ni leen danaa def nangam ñi gëm ni tàccu ni dana ko def ñi weddi ni noo day wax du ko def mu jot ma def ko ñi weddi di seetaat leneen lu nu mën a diingat waaye dootul doon loolu. beneen bi mooy défi bi nga def mu yëngal Sénégal yëngal àdduna ci solution bi nga wax ci wàllu Covid-19 bi remède scientifique la wala remède mystique wala ñaar yëpp ak pouvoir boobu ban pouvoir la. waa xam nga bu dee remède scientifique foog naa ni scientifique yi ci àdduna bi bare nañu loolu te kenn ku ca nekk aussi joxe na xalaatam ñoom ñëpp ni ma leen déggee boo tënkee seen xalaat mooy ñi ngi wut vaccin xamuñu ndax daan ko am xamuñu ndax duñ ko am ñoom ñëpp xalaat bi nu joxe bu ma ko déggee mooy virus bi nii la mel xëy suba dawaat télévision ni def na mutation nee la mel kon ba léegi scientifique yi man li ma déggagum noonu laa déggagum ñuy wax mais déggaguma ci kenn ku ni non am naa connaissance yëpp léegi jeex na xam naa si ñëpp naa ko faj déggaguma ko déggaguma aussi ci côté médecine ñoo xam ni garanti nañu ñëpp ni kat virus bi moom c'est fini vaccin bi génn na léegi daal ku nu vacciné dootu la dalati kon kenn ku nekk yaa ngi ci gëstu
déclaration boobu ma def nga xam ni presse bi jëlaat na ko fii ci sunu réew Sénégal waxoon naa ko le 15 bi passé dama ko def en tant que citoyen sénégalais boo xam ni yàlla may na ko mu am saafara ci li ñuy dund mu proposer leen saafaraam ni su ngeen ma nangulee conditions yi ma ànd ak yéen organiser ni nga xam ni noonu laa jàpp ni suñ ko organiser te tekk ci yaqiin lii kat même bu fi jugul ba jeex tàkk dana fi wàññeeku wala dana dem ba ña nga xam ni daloon na leen ñi ci ëpp ca ñoom danoonu am tawféex kon kaay leen ànd ak man ñu organiser ko ñenn ñi gëm am na sax ñu ni waaw yéen kay comme wax na loolu dem leen seeti ko mu trouver ci solution ñenn ñu ni non mënul nekk ñenn ñu ni non duñ leen ci dugal mais foog naa ni ñun connaissance bi nu am même su dul dara kuy gëstu ci wàllu virus bi waroon nga nu mën a déglu ak xel ñu jox la ci orientation xam nga actuellement ñi ngi septembre 2020 ci la ñu nekk actuellement nii gis nañu au Sénégal fii virus bi commencé na di wàññeeku ci li ngay dégg chaque jour communiqué yi ñuy def léegi gis nañu ni cas contact yeeg transmission communautaire bi gis nga commencé na di wàññeeku mais kan moo leen wax virus bi jeex na tàkk ak kan moo leen wax ndax nii rek lay continuer kan moo leen wax ndax amul beneen organisation ca gannaaw mais yooyu yëpp waa xëy ba am na luñ ci xam mais léegi ñi nga xam ne am na luñ ci xam ñi ciy gëstu du ñu dem déglu ñooñu ñu dee leen te jox leen ca orientation yu leer naññ ak ay date clé ñu xam date yi ñu organiser selon noonu est-ce que loolu gënul woon pour intérêt général mais malheureusement fii boo waxee comme ni nga ko waxee sànq rek boo dee imam ñu ne ah non jiiteel sa jàkkate toog boo dee mystique nu ni non kii defaral kii bouteille rek ñaanal nit ñi waaw te bàyyi ñeneen ñi ñu gës loolu nag suñ koy def mën naa ni toujours dañuy dem ba à la dernière minute suñu demee nag naan pourtant waxoon na ko pourtant jëfoon na ko pourtant nii mais foog naa ni am nañu yàlla may yàqiin yoo xam ni lu bare xam nañ ko ci te man personnellement ni ma koy faral di waxee bàkkuwuma ci nekkuma di ko wax pour di wut tur parce que am na ñoo xam ni sax buñ ko waxee wax nañu non dañuy wut alal wala ma ni wut alal man ku ma xam-xam ni wutuma alal man su ma doon wut alal ñi ànd ak man ñi ci ëpp yàlla am na lu mu leen may ci wàllu wërsëg te kenn ku nekk lu ma ni ko woon jox ma ko du fanaan te joxuma ko mais yàlla bindewu ma noonu man du ma exploité bakkanu nit du ma fooye bakkanu nit man li may wax ñëpp xam ne ni su ma ko waxee intérêt général moo tax ma di ko wax kon ñun li ñu ci xam ci virus bi ak na muy doxee li ñu ci xam yaatu na lool te foog naa li ñu ci xam suñ ko partagé woon ak ñi nga xam ni tey jii ñi ngi ci gëstu mën na am ni bare na lu ñuy gëstu pour trouver solution wala pour éradiquer mu jóge ci réew mi foog naa ni loolu mën nañu dem ba atteindre seen objectif même suñ ko partagé woon ak ñoom sax su leen neexee ñu def ko ci biir néeg suñu paree suñu génnee ñu ni ñoom ñoo ko trouvé mais ñun ñu partagé ko ak ñun parce que nun loolu dimbali jullit yi dimbali ñi dëkk réew mi dimbali àdduna moo ñu ko yóbbi mais mënuñu ci xam lu bare ba pare toog croiser les bras rek ni xamuñu ci dara te ci réalité boobu laa waxe woon te ci réalité boobu laa doxe woon man néew naa ci ñoo xam ni te defe naa ni loolu ñu nekk fii Medina Cheikh mën nañ ko seede néew naa ci ñoo xam ni bi virus bi dooree dañu wax ni ku nekk am nga mbooloo ku nekk am nga njaboot garantil sa njaboot ba du leen laal néew naa ci ñu ko wax néew na ñoo dégg ñu wax discours ba virus bi dooree ba léegi ñu ni daal comme médecins yi ñi ngi def lu nu mën ku am njaboot ku nekk garanti ko ba bu mu ko laal ndax njaboot gi kat nee nañu ëllëg àllaaxira ñun la ñu yaakaar kon nag nañ ko commencé fii ci àdduna nañ leen garanti néew nañu ko wax waaw lu tax ñu bare waxuñu ko comme ni ma ko waxee man de ba ma ko waxee mois de mars ba léegi ñii ñi ngi wasifa ñii ñi ngi xadar ñii ñi ngi julli waaye defe naa ba léegi yàlla dimbali noonu de dégguñu fi benn cas boo xam ni dañu ñëw teeral ambulance fii buntu Medina Cheikh di yanu benn nit naan Covid 19 bee kalaal wala leen dama bëgg wax gis nga li ñu mën ci prévention takkal masque distanciation sociale defal nii mystique pire yi mën nañ ko su ma nee mystique nag dama koy répéter toujours waxuma mystique gu toog rek damay ñaanal nit wala mystique yay siège ca xadaratul ilahiya moo tax may wax yàlla may na leen pouvoir boobu. Seydi Mouhamed El Cheikh ku ne xam na ne sa mission dafa am relation ak la descente de Isa ibnu Maryam. nga jàngale wàcc bu muy wàcc. ak la muy indaale ak mission am lan moo ko wundu. daaw nga toogoon fii lancer défi. mais ñi ngay àndal. bu ñu doxul ba gis ko mu julli sa gannaaw. loo leen waxati buñ ko gëm. bi ñu gis ne nag ñi woote rôle imam al mahdi bari na. boobu ndax sa yaram a tàngoon rek wala da ngay feddaliwaat ne daal la nga waxoon daaw ba léegi tey nga ci gën a tax. waaw xam nga man moom ku ma xam sax xam ni
sama yaram mënul sedd xam nga lu tax xaalu salaatul fatiha tax Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif dem na bay yónnee ci yonent bi ni nañu ko wax mu wàññi tuuti tàngooru yaramam xaalu salaatul fatiha ci rooxu doomu aadama bu koy zikr te caaxaanul yaram ba day tàng jër leer la waaw kon ndax sama yaram a tàngoon sama yaram moom pour dalal sa xel rek bariwul lu muy sedd nag waaw beneen bi muy mission Isa ibnu Maryam xam nga ba léegi man xëyuma rek ni Isa kat dana wàcci waaw Damas lay wàcc nangam nangam da ngeen ko gisee ni yonent bi moo jàngale la descente du prophète Isa ibnu Maryam joxe détails mu leer nañ kenn ku bëgg dëggal loolu tey il faut nga dellu ci yonent bi la mu jàngale ci la descente du prophète Isa ibnu Maryam mu war a wàcc Damas Syrie war a daje ak imam al mahdi war a julli ci gannaawam yonent bi moo ko jàngale yooyu yëpp kon yooyu ma wax yëpp fu mu nekk nii ñi jàng ñëpp xam nañ ni loolu du man maa ko wax yonent bi moo ko wax yonent bi moo wax loolu la descente du prophète Isa moo ko jàngalee moo joxe tegtali léegi nag kenn ku nekk après moom mën na am interprétation te loolu dañ koy nangu aussi borom xam-xam yi dana wute ci xalaat kii mën na waxe nii kii xalaate ne kii xalaate ne mais aussi le fait que li nga wax nii bare na ñuy woote imam al mahdi wala mais imam al mahdi nag vraiment ku mu neex woote ko waaw ku mu neex ni man maay imam al mahdi ku mu neex yëkkati sa loxo ni maa yor mission bi mais soo ko waxee nañ la topp ñu xool ba xam yow li ngay woote bés dana ñëw Isa ibnu Maryam julli sa gannaaw Isa ibnu Maryam mi yonent bi wax ni mooy wàcc waaw wax wàccam waaw nañu la xool ndax yow li nga xam ni moo yore mission imam al mahdi ndax du mission bu tuuti ndax loolu dëgg-dëgg yaa ngi koy doxal moo tax ma ni mission imam al mahdi dañu koy prouver xam nga ñu bari lu ñu yaakaar ni mooy mission imam al mahdi kaay ngeen yàgg diw ngeen dem toog ca plateau ba ngeen waxtaan ci plateau télévision lu si yoonam si mission imam al mahdi loolu du mission Sénégal di mission àdduna la mission universelle la mission imam al mahdi da ngay dox di ko prouver ba ñëpp xam ni kii la Isa ibnu Maryam wàcci julli sa gannaaw ñëpp xam ni kii la booy joxe preuve boobu ngay joxe moo tax man comme du ma nax kenn gis nga kuy naxe du joxe dat mukk ma wax la loolu gis nga kuy naxe del nga dégg non day naxe kuy naxe du joxe dat kuy naxe loo ko laaj dafa naan ñu am yaakaar rek ni yàlla kat si mbiram waaw kuy naxe noonu lay def kuy naxe loo ko wax dafa naan nanu tënku rek ndax kat jaam xam na tey kat waaye xamul ëllëg waaw kooku mooy kuy jéem a naxe waaw ki naxewul mooy ki la naan nangam laay def ci dat sàngam mu def ko at sàngam nii laay def su ngeen gisul li bàyyi leen yow fii ban kilifa ban nit nga fi gis rek mu toog naan ay ñi ko topp su ngeen gisul nangam bàyyi leen ma fii nit bu àndeek nit sax day ragal mu bàyyi ko xam nga loolu ku ko mën mooy koo xam ni ñi ànd ak yow ñoo am ci yow intérêt yow amoo ci intérêt kenn man bu may compter xam nga ci kan lay compter ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif bu may compter ci yonent bi lay compter te compter ci yonent bi Mawlaay Cheikh moo tax mu mën a compter ci yonent bi su may compter ci yàlla lay compter moo tax nag ma déggoog ñoom te ñoom duñu wax mukk ci caaxaan lu ñu la wax dëgg la soo waxee muy caaxaan yaa wax ñoom waxuñu moo tax ñoom suñ mënee waxal ma wax ñu ni ma doxal ma dox ñu ni ma lancer le défi ma lancer défi Seydi Mouhamed El Cheikh am na keneen acteur la ci mission boobu nga tudd mooy bu imam al mahdi ak bu Isa ibnu Maryam di Dajjal nga indi ci benn enseignement boo xam ne daanaka secoué na toile bi ñuy suivre internet bi dundam tàmbale bi ba fin bi kañ Dajjal ci boppam kañ la waaw xam nga loolu boo gisee ma indi ka jaaxal na sax ñu bare parce que am na ñu ko déglu ñu ni waa xanaa Dajjal moom dafa romb ba tax mu mën a nettali dundam yëpp nan la mën a nettalee dund koo xam ni xëy na gisagun ko ci bët nii ci zahir mais xam nga dañu fàtte missionnaire universel yi nga xam ni yàlla dénk na leen wilaya ci benn xam-xam bi nga xam ni fa la ñuy puiser wu di wax muy wala duniyaati ilmul laduni gis nga ilmul laduni boo demee boo ko décortiquer lu xewagul yëpp ma nga ca biir xam-xam boobu boo koy nettali dañuy jël sa rox yóbbu la ca la xewagul nga mel ni da nga ànd ak xew-xew bi ci jamono ja nga koy nettali moo tax boo koy nettali du am benn jamono joo xam ni da nga ca def erreur wala da nga ca juum wala da nga waxe noo xamee ni peut-être bu ñëwee du mel noonu léegi nag ilmu laduni boobu di wala duniyaati bi foofu laa puiser
ci shahru ramadan bi passé di leçon du ramadan yi ma doon def ma jàngal leen de A à Z histoire dajjal parce que dajjal kat boo demee ba léegi ñu bari bind nañ ci téere ñu bari ñu ngi ciy waxtaan ñii tey bu ñu waxee lii bu subaa ñeneen ñi wax lee kon kenn ku nekk ba léegi am na appréciation am ci dajjal léegi nag man comme ci ilmu laduni xam naa dëgg-dëgg kan la xam naa réalité am xam naa na muy doxe xam naa mission am xam naa casquette am cela éclaircir lu bari loo xam ne concerné na ko léegi nag loolu yëpp moom su demee ba jot ku nekk dana teg ci bët ci jëmmu jooju ku nekk dana gis ni jëmmu ji kat la yonent bi doon wax ni su ngeen ko séenee rek na ngeen ko moytu ku nekk dana xam ni jëmmu ji ni ko yonent bi décrire amul dara loo xam ni ci description ba des la. Seydi Mouhamed El Cheikh ñu ñëw ci mission bi ba tey xam naa ci njeextal li la ñu nekk mission Imam al Mahdi nga lancé woon défi rawatina sax ci Thiès nga wax ne yu ci bari nag arrangé wu leen waaye di nga ko leeral ba mu leer ci leeral boobu nag ñu doon laaj tolluwaayu mission bi ci àdduna bi ci monde arabe bi ci monde musulman bi waaye ci tarixa bi nga defal ñu xayma waa xayma bi may def ci leeral boobu ma wax xam nga missionnaire ca jamono ju yàgg ba léegi missionnaire mësul arrangé kenn gis nga yonent bi ba mu ñëwee contestation am yëpp niñ ko doon contesté di ko bañ mooy parce que daf leen arrangé wul woon rek bi mu nekkee le dernier des prophètes ñu ni yonent yi jeex na wëli yi ñëw nga xam ni ay wëli yu mursal lañu ñu nekk ay missionnaire donte ay wëli yu yàlla lañu ñooñu it gis yëgaguma ci kenn koo xam ni ci histoire am nee nañu kat moom kat ba mu ñëwee dafa arrangé ñëpp ba suñu arrangé kenn dañ daan dox seen mission muy naqadi ci ñoom léeg-léeg mu neex ñu di ko dox ba ñuy réussir seen mission kon aussi ñun comme ni ma ko waxee ci début bi mënuñu lu dul jaar foofu kon ñun ni ma ko waxee woon rek ñëwuñu pour jéem a arrangé kenn dañu ñëw pour dox suñu mission léegi nag ñi nga xam ni yiw arrangé na leen leer arrangé na leen forcément ñooñu naa leen arrangé parce que nag man bul foog ni rek maanaam ci tarixa tijaniya laa am ay soppe fii Medina Cheikh xam nañ ci dara bare naa soppe ci tarixa yëpp te pourtant am na ñu ma sopp di ñëw te jàngale wu ma seen tarixa tijaniya lay jàngale kon ñooñu xam nga lu leen yitteel mooy yiw la nu bëgg leer la nu bëgg dégg nañu leer xam nañ ko parce que gis nga leer dinaa la ci wax leen gis nga leer da nga naan bëgguma wala nanguwuma wala aadaama jàpp wala diwkat du fi ñëw di ma raw mais leer ñëpp a ko xàmme ndax leer bu duggee sa xol dugg sa rox da ngay gis ni da ngay gën a am pas-pas ci jaamu yàlla sa yitte ci jëm ci yàlla dafay gën a yokku da ngay gën a bëgg yàlla gën a bëgg yonent bi bu dee ci tariqa tijani da ngay gën a bëgg Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ku am leer noonu lay mel kon leer ñëpp xàmmee nañ ko parce que loo xam-xam nit ki gën la xam boppam li ci des muy xayma su ma doon def xayma ni danaa ko leeral ba mu leer mais maa ngi leeral man leeral ba ma ko commencé yàgg na maa ngi commencé leeral mission Imam al Mahdi ba ma demee 2018 ca Maroc Fès ba ma fa demee waaw ba ma fa demee jëli fa la ma fa doon jëli jàng fa la ma fa doon jàng waaw ba ma ñëwee pourtant dégg naa ci après lu ne waaw ku ne def lañ loolu la audio nangam mais xam nga ki jëli li muy jëli ba ñëw toog moom ci këram kooku booy def audio tamit du ko concerné waaw xam naa dañ defoon buñ ko defee sax après dama naan kon jartul leeral ma continuer di leeral ñu ne ma fooy leerale ma ni Arafat laay leeral demati Arafat déggati lu ne waaw ba nu ñëwee nangam ma ni damay leeralaat grande offensive spirituelle laay leerale départ 2020 di leeral crise sanitaire bi ñëw xam naa ñëpp ni waa kay alhamdulilah ndax leeral gi jeex ma dugg ci ruux yi nag ci xay bi te foofoo gën a ti jafe mooy fekk koo xam ne bu sañoon du la gént nga ni ko daama gént ci nii wala ca naa koo xam ne bu sañoon doo wax ak moom nga bàyyi ba mu tëdd guddi nga ñëw wax ak moom loo xam ni bu xëyee ñeme wu ko nettali ñu ni xanaa 2020 lay yem ci leer man 2021 lay gën a leeralati ñu ni 2022 ndax day leeral ma ni dafay leer naññi la ma doon leeral yëpp xayma bi mooy leer naññi ca 2022 kon mission Imam al Mahdi arrangé wul ñu bare danaa ko leeral ba mu leer naññ ba gën a leer jantu njolloor. Seydi Mouhamed El Cheikh daanaka ñu ngi ci njeextalal émission bi xam naa dañ lay bàyyi nga tàggatoo message de la fin émission grande interview bi lan lay doon. waaw message de la fin grande interview 2020 en premier mooy maa ngi leen di sant bu baax yéen ñi nga xam ni yéen a ñëw ak seen équipe Medina Cheikh TV ba fii ci Medina Cheikh seq ak ñun jotaay bi beneen bi aussi may ñaanal ñëpp ñi nga xam ni yàlla dogal na tey jii ñi ngi dund lu metti ci réew mi nga xam ni mooy réew mi nu nekk te di Sénégal ci wàllu inondation yeeg ci wàllu ñenn ñi nga xam ni tey bu ñu xoolee mën nañu ni lu ëpp ci seen tool yi yàqu na
ci ñi nga xam ni tey jii li ëpp ci ay problème ñi ngi koy dund yenn yu bari jóge ci crise sanitaire bi ak ñi nga xam ni ba léegi ñi ngi feebar amaguñu wér kenn ku ci nekk ci ñoom maa ngi lay ñaanal yàlla na yàlla fexe ba yëwanal sa dund may la tawféex ba wér bi nga xam ni ak njëriñ ji nga xam ni yaa ngi ko doon sàkku yàlla jàppale la ci loolu mooy message bi ci jiitu beneen message bi mooy bi nga xam ni maa ngi koy adressé ñëpp ñi nga xam ni yàlla dogal na guddeeg bëccëg ñi ngi ànd ak man te ñuy samay compagnon yàlla dogal ñuy liggéey bu am solo ci fànn yëpp nag waaw ma di leen wax ni kenn ku nekk fa nga nekk di liggéey ak la nga fay liggéey yëpp ngir njëriñu diine ji ak njëriñu tariqa bi guddi ak bëccëg maa ngi ci teg sama bët waaw guddi ak bëccëg maa ngi ci teg sama bët te aussi maa ngi leen ci encouragé waaye aussi ma di leen dénk la ma leen dénkoon la 15 bi passé ni leen kuy def na yàlla tax kuy def na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngërëmam tax kuy def na Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif ngërëmam tax gis nga ñi la bëgg découragé ak di la tardeel sàkkuñu la binduñu la dun la atte ëllëg sa yoon bu mu nekk ci ñoom doxal sa mission loolu mooy sa yitti loolu lay dénk képp koo xam ni sama compagnon la may ànd ak ñoom di leen remercier ñoom ñëpp li ci des aussi tamit comme ni ñu ko waxee rek di jox ñëpp rendez-vous ci événement yi nga xam ni ay événement yu am solo la ci diggante xayb ak shahada ñu jëm ci te buñ ca àggee ñëpp daan ci teg seen bët di leen wax ni daal man Seydi Mouhamed El Cheikh mënu xamoon 1997 may dox sama mission contre vents et marées amul benn obstacle bu may nga di ma tardeel seconde waxatuma la ak ay minutes amul benn gestu bu may gestu naan maa ngi tontu diw ak maa ngi wax ak diw man Seydi Mouhamed El Cheikh moomu ñu xamoon ci xaqul yaqin di dox di wax di jëf di joxe ay date ba 2075 maa ngi nii fii ci Medina Cheikh ba 2075. di ko jaajëfal bu baax a baax. Seydi Mouhamed El Cheikh. mbokk yi ñu toppoon ci Medina Cheikh TV ñu ngi leen di gërëm di leen sant di jaajëfal itam équipe bu ñu àndaloon ci liggéey bi yëpp di leen joxati beneen rendez-vous ci seen émission la grande interview jërë ngeen jëf. allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiri al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim